mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di wax ne sunu kàddu tey ci ñaari taxawaay lay taxaw ndax thème bi nga xam ne moom lañ lu féetale dañ cee soxla ñu wax yoonu saxaar li nga xam ne moom la ci histoire jàpp ak Serigne Modou Moustapha xereñteem akub dogoom akub dëgmalam ba tax mu mën a def lu kenn yaakaarul ne mën naa am loolu nag bu ñu koy nettali ci 2021 boroom xam-xam yi am na fu ñuy xaar mooy kiy nettali ndax fekke na ko moo tax partie bu njëkk bi ñuy fas yéene seetaan am na ñu bari ñu nekkoon ci jataay bi fekke woon nañ ko góor gu ñuy wax Ibrahima Fall Madior moom la Cheikh Modou Moustapha ak ñam àndal doon jëflanteel jël nañ ko mu nettali lu li Cheikh Moustapha wax ak tubaab bi film boobu la ñuy tàmbalee suñu noppee la ca jaroon a xam lépp ca dogug sëñ Modou Moustapha dinañ ko xam su ko defee nag ñu leeral borom xam-xam yi fi ne milliards yu bari yi nga xam ne murit yi ñu ngi ko doon joxe te booba kenn munta am dara fan lañ ko jële ak nuñ ko ci defee xam-xam bi jële nañ ko ci mag ñi waaye dem nañ ba tugal ñu xool kàggug tubaab yi seen kayit yenu bind ñu belli ko dëppale ñaari xam-xam yi mu jox nu résultat kon nañ tàmbali ci film mag ñi seetaan ko su ko defee mu fàttali nu bu baax ñi jàkkaarloo woon ak sëñ Modou Moustapha lan la sëñ Modou Moustapha doon wax ak ñoom bi mu ko waxee ba noppi naka la ko murit yi defee biñ ca noppee ci loolu lan moo justifié jëf ju mel noonu kon sëñ Ibrahima Fall Madior xam nañ ko taalibeeb Serigne Mbacké Madina la ñu bari jàkkaarloo nañu ak moom te Serigne Cheikh Ndigal Fall mii toog seere la ci woon ndax keroog ba muy seere ji délégation bi gënoon a mag moo ko indi woon ba ñu noppee moo jógee gaar ba ànd ak mbooloo mi di dox ba ci mbaar mii parti bi ñuy gis ci vidéo bi foofa la ko waxe woon seereel taalibe ya seere waaleel Baay Faal yépp loolu nag baax na jamono xam ko ndax njàmbaar bala moo neex lu bari dafa jàll ña fekkewuloon seeni sët dekki ñëw bëgg a xam li seen maam nekke woon xam ngeen ne jamonoy 1927 28 29 30 31 crise économique la woon boo xam ne ci àdduna daanaka ñépp ñoo ci bokkoon yëg ko te Sénégal raw ci ndax booba nun danoo nekkoon colonie tubaab bi yilif nu te tubaab boobu itam almaa yi nekk ci koom loolu nag war nañ koo sant Serigne Modou Moustapha ndax li mu dencoon ci Fall Madior Fall Madior wilaaya gëstu na ko lu mat juróom benni weer yoo xam ne bis bu ne dañuy yendoog moom lu dul dimanche ak altine bi ñu noppee dafa wax ne leer na ma leerul yàlla ne deseetuma ci àdduna lu bari ndax Cheikh Modou Moustapha lii mu doon def te ma doon ko fekke su ma demee bu subaa histoire dootul nangu ñu nettali lool waaye nag yàlla def na lu baax ba am na kuréel goo xam ne li ñuy doon ay tuuti tànk seen xel ak seeni xelu wajur mayoon na leen ñu toppatoo xam-xam ba mën koo tànk jël mbind ma jël image yi pour mën koo tegaat àdduna sépp mën koo seetaan gis nañu ne ci wàllu doomi xaalis li nga xam ne Cheikh Moustapha waroon na koo gàlloo di dundal junniy nit ak juróomi téeméer ñoo xam ne bis bu ne dañuy lekk 450 kilogrammes ci ceeb ñu dellu siwaat ci liggéey bii dama wax ne ñaari tànk rek lay taxawee bu njëkk bi seere mag la ñuy indi ku fekkee woon Cheikh Mouhamadoul Moustapha te Cheikh Mouhamadoul Moustapha boole woon ko ci liggéey bi muy sëñ Ibrahima Fall Madior ak meneen mag moo xam ne dana feeñ ci film bi waaye li may dénk mbokk yi mooy ñu prêter attention ci tur yi ñuy tudd ndax am na ci tur yoo xam ne day dellu si waat leneen itam danañ déglu détermination bi Cheikh Moustapha toll woon ba tax lépp loo xam ne lii tubaab bi wax nañ ne mooy li tax raay bi war a mën a am Cheikh Moustapha ne nangu naa la ñuy def investigation yi dafa am ñu waxoon ne
chemin de fer bu nawet jotee dañuy arrêté mais ci suñu biir gëstu góor gi ñu koy enregistré mu wax ne dama duggoon à partir de Dala jëm Mbàkke bi ñu ñëwee ba Mbàkke nawet jot sama baay na ma dangay bay mu remplacer ma diw ba nawet bi jeex par là ñu xam ne kon nawet ak noor dañu doon liggéey waaye suñu leen lu siwaatee ci fii góor gi Ibrahima Fall Madior bàyyee liñ ci mën a noté mooy seetlu nañu ne Cheikh Mouhamadoul Moustapha amul dara lu ko mën a dox digganteem ak chantier bi mu yegg góor gi Fall Madior wax na ne Cheikh Mouhamadoul Moustapha dafa wax ne bu fekkoon ne dem soldat lay laaj nañ ko wax ne bis sàngam lay dem recrutement bis sàngam lañ koy libéré mu mën a dellu siwaat waxaat ci raay bi ba raay bi taxaw gis ngeen itam charge yi nga xam ne moom la ko administration coloniale teg te mu génn ci seeni bind waaye feeñ aussi ci nett li Ibrahima Fall Madior dégg ngeen lim na train yi fi amoon yépp ne ko train yi ñu intéressé woon réaliser nañ ko gisuma dëgg fi mu toll nii naka lañ war a mën a def pour réaliser beneen train Cheikh Moustapha ne man lépp lu train di jëriñ ak lu muy jar man nangu naa ko nañ ma ko teg boobu nag boo seetee contexte bi nga xam ne ci la Sénégal la colonie nekkoon ci aajo boo xaalis ak booba li fi Serigne Touba bay li ñu yor ni mu toll ci wàllu mbay ak manoore yi nu am ci gerte mi nga xam ne bokk na ci li gën a yaatu seetlu nañ ne sëñ Modou Moustapha dund bi mu doon joxe 191 tonnes 700 biñ ko xaymaa ci 426 jours 426 jours yi mooy lan chantier yi mi ngi commencé le 11 novembre 1929 mi ngi jeex le 11 janvier 1931 ça fait 426 jours jour pour jour 1500 personnes yi chaque personne 300 grammes de riz pendant tout ce jour donc 450 kilogrammes par jour multiplié par 429 nag ñaari nag la ñuy rey par jour mais ceeb bi aussi tubaab bi dafa wax ne diw lañ koy toggee parce que liggéeyu saxaar dafa metti loolu mooy contrainte alimentaire bi li ci des mu wax ne 200 kilomètres 200 000 francs or pour chaque kilomètre de rail mooy frais d'ouvrage bi ñu ko seetee on a toujours calculé nous avec des minima pour bàyyi toujours une marge d'erreur en défaveur des mourides ñu ngi koy jégalu mais dañuy bañ rek mu am sikki sàkka parce que ñëpp xam nañ ne train bi moom ëpp na 46 kilomètres mais on a calculé 46 les 46 kilomètres ça revient à 9 200 000 francs or dërëmu ngurdu bi ñuy def gëstu bi pour xam lan la il y avait pas en forme conventionnelle une convertibilité immédiate et exacte mais il y avait un procédé fiable mooy mag ñi fi nekkoon jamonoy sëriñ bi ñu laaj leen Fall Madior mii mu wax ne kilo ceeb mënoon nañ 16 kilos 750 grammes mënoon nañ koo am ci benn dërëmu nguur bi ñu ko évaluer ñun on a pris 16 kilogrammes multiplié ko par le kilo li muy jar au Sénégal actuellement muy 300 francs ñu xam exactement la valeur du riz kon dërëmu ngurdu bi 4800 francs avant d'évaluation moom la doonoon donc loolu dafa plausible trop pour nga mën a xam le riz nag yi 426 jours multiplié par 2 mu jox la 852 nag nga xool nag prix minimal ñun 150 francs lañ ko xayma donte ko nag mënoon naa jar 100 francs mais on a trouvé ça on a cherché ça pour trouver des minima finalement gis nañu ne bi sëriñ bi demee ba ci diggu raay bi wax nañ ko ne tàmbali nga raay bi frais nga ci def nga ci engagement yooyu yëpp mais boo eggee Touba balaa ngay tabax sa jumaa ji suuf sax bu subaa bu ko keneen moomee su ko neexee mu ñëw toj sa jumaa ji mu ne leen luy pexe ñu ne ko am na benn méthode bu ñu la ko mën a joxe muy le bail emphytéotique
à valeur de 5 millions de francs or Serigne Modou daal di engagé cette procédure te booba chemin de fer bi mi ngi à moitié boobu moom le contrat était comptant il a donné 5 millions de francs or avec convertibilité bii ma leen wax nii c'est 24 milliards avant la dévaluation de 1994 soo ci defee incidence boobu ça te donne 48 milliards mën nañ koo toppee par ce procédé di dem ba nga agsi nga trouver les coûts globaux nga gis ne liñ ci def estimation totale bi soo seetee lu ci mel ni frais d'ouvrage yi rek 1 milliard 150 millions avec l'incidence de la dévaluation frais wu raay bi nga gis boo ko jëlee kon dans un plan global ça te revient tout compris le bail les frais alimentaires ak li nga xam ne moom lañ doon dundale nit ñi 148 milliards et poussière de notre argent loolu moo tax ci titre kii bi ñu def la grande avance des mourides du woon avance sur les gens mais c'était l'avance sur l'histoire parce que àdduna dina mas a dox ba li nit ñi di yenu il faut que ñu am ay jumtuwaay yoo xam ne dem bi dana gaaw yëkkati bi dana bari liggéey bi dana mën a gaaw te dana mën a sont te yoon wi du xat loolu mel na ne histoire jox na raison Serigne Modou Moustapha loolu moo tax nag tey jii ci place bu mag bi nga xam ne mbaar mii nu toog keroog bi Serigne Touba duggee xalwa ci jàkka ji ngeen jullee ba pare bi fi yonent bi ñëwee di ko seet si waa ahlu badrin ci mbaar mii lañ taxaw moo tax Serigne Mbacke soxna loo borom gis-gis bu sori ba mu waxoon ne place bi nañ ko matérialiser histoire dina soxlaa xam lu mu doon nañ fi def tabax boo xam ne lu yàgg da ngay defaraat waaye dindi sànni dana ci weesu kon li ci bari lu ñu leen mënoon a expliquer dañ leen koy brosse mais document yi wër fii lépp li ma wax mi ngi ci te ce n'est pas le 10e bu dee nag côté administration coloniale dañoo dem ba ci l'exposition de 1931 ñu jël seeni décret ñu jël seeni arrêté diggante 1929 ak 1930 18 arrêtés et décrets yoo xam ne c'est entre l'arachide et le chemin de fer l'arachide c'était la seule monnaie d'échange qui peut fonctionner dans cet espace de l'Afrique occidentale française Mouridi sur les 70% de la production agricole bi nekkoon en Afrique occidentale ñoom ñoo ko doon produire boo demee la balance malheureusement le tableau n'est pas très clair temps bi dañ leen bëgg a may mais on a les importations et les exportations et le marché global de 1920 à 1930 pour démontrer que ne effectivement les mourides avaient la possibilité de leur volonté li ci desoon mooy ñu déterminé wu alors que Serigne Touba moo leen wax ne su ma demul Touba jumaa ji defuñu ko fa mel na ne demaluma leen ci géej dégg naa mel ne mbokk taalibe mu wax ne raay bi bu nu ko bàyyi woon mu sànnaxe noonu bu yomal xiyaamee kan mooy ñemee taxaw di wax ak Serigne Modou Moustapha di ko regarder les yeux dans les yeux yàlla na lii àgg te nu fekk Serigne Modou Moustapha mu teeru nu waaleykum salaam wa rahmatullah